salaamaaleykum gars yi sànq maa ngi excusé wu xam naa ne réseau bi moo baaxut wala boo comme dab gars yi di dagg affaire yi xaar naa tuuti pour patienter fekkee affaire bi baax na mën ngeen ma def signe comme ça ñu démarrer vite fait. tey ma wax leen nag Afrique lu tax demul gis nga Afrique bu fekkee son bi baax na on démarre. ñàkk fayda la xalaat yee yore réew mi gis nga dëkk gars yi faites-moi signe fekkee son bi baax na on démarre s'il vous plaît tey moom c'est urgent ñàkk fayda la on démarre. waaye nag dëkkee fal système bu dëkkee échec gàtt xel la ok coono bi ñu nekkee kenn teguñu ko kudul si allez les gars faites-moi signe si c'est bon bu fekkee son bi c'est bon faites-moi signe fekkee réseau. ok les gars yi maa ngi jégalu maa ngi jégalu si fekkee son bi ok na faites-moi signe les gars fekkee son baax na les gars ngeen def ma signe fekkee son bi ok gars yi def leen ma signe. fayda lan nekk ci barab seen oto yu rafet yi seen kër yu rafet yi ak seen jamono yu taaru yi ok gars yi on partage on démarre comme ça su ko defee ñu mën a démarrer meeting bi comme ça le reste ñu mën ci partager bu baax c'est important. tey nag yaakaar naa defar naa participation bi mooy icône de participation bi def naa ko ku bëgg a après nga kii nga dugg on démarre gars yi son bi baaxee wax leen ma ok Momar jaar naa la Ousmane mu ngi ci biir jibi même temps gars yi jaar naa leen ñëpp. ay plan Sénégal émergent te wolof Njaay dafa wax ni ku la amal sa sarkal rek ëllëg la sa kersa. gis nga plan yii ñu tubaab si c'est bon les gars fekkee c'est cool on démarre vite fait. dana rey bépp xam-xam ak bépp borom bu newoon ci réew mi. jël agrobusiness bi def Mamadou Ba ziar naa la Djibi Sène pareil la Ousmane Niang ziar naa la on partage les gars yi on démarre vite fait. law ba loraale suñu samkat yi. tey moom daal moo mën a gaaw vite fait. multinational yi ñëw fi dëkkee saax saaxee suñu suuf si waa àll bi dëkkee yuuxu te gisuñu kenn ku leen wàllu. ok les gars on peut démarrer meeting bi vite fait mënoo démarrer vite meeting bi xam naa icône de participation bi on l'a fait tout ça fait noonu mais tey meeting dañ koy basé wu ci ay points yu bari bi ci jiitu nag tey ci meeting bi yaakaar naa dañ ko basé wu ci exclusion bi nga xam ne def nañ ko 45 élèves wala boog 45 étudiants yi nga xam te ni da leen a giñ ay saccage te ku ne xam ne ñi dàq ak ñi ko def bokkul yàlla ak yàlli na ñu am ci nag ay firnde yu leer lu tax na ñu dàq élèves yooyu noonu dinañ ci wax pour que gars yi xam ne lu tax ñu dàq leen c'est important aussi tam waxaale aussi tam complot bi nga xamante ni gars yi ñu ngi ci parce que c'est important ni ñuy xam complot bi nga xamante ni toujours gars yi ñu ngi ci bàyyeegul dafa am solo parce que tey am na point yu bëri nga xam ne nañ ci wax nañ ci échanger te c'est important que sénégalais yi xam ko parce que ci li mu nekk jamono ji dafa xaw a doy waar tuuti aussi tamit di leen wax aussi tamit ñu wax ci point yu bëri durant mandat bi nga xamante ni gouvernement bi am na ko boobu ba léegi ñu mitil ci parce que dafa am solo des fois que ñu bëgg ko ñu bañ ñu wax dëgg ji dafa am solo des fois que ñu bëgg ko ñu bañ y a des gens yoo xam ne dafay jot bu dara jotee ñu conscientiser Sénégalais yi avant tout ngeen permettre ma remercier gars yëpp di remercier waa Diourbel surtout sama gars yi ne sama côté di ma doon ma former ñi ma leen a génne mais c'est eux qui m'ont formé merci à toi Ousmane merci à toi mon ami Louz et tout donc merci à vous tamit yéen tamit ngeen bàyyi ci xel bu baax gars bi ci jiitu dañuy demander ñun ci ban état la ñu nekk des fois chaque jour duñ koy demander tey bu ngeen gisee générique bii ma teg bii générique juste pour rappeler nit ñi ne leen capable na def lu ne àdduna bi ñun ñoo koy dundal waaye ñun dund ci lu war a ci ñun ci lu war a dund ñun ñooy jël àdduna bi di dundal àdduna bi pare di xiif te loolu mun naa ne ñaari rek lay am bañ sa bopp la toxtaange man damaa jàpp ne toxtaange bañ sa bopp la ndax bañ sa bopp du dara lu la nga war a jox nit ñi la nga war a dundee nga jël ko di ko jox nit ñi te Afrique sax mën naa dundal boppi nit ñi ba dundal boppam ba dundalaale nit ñi te du ko wàññi dara bi ci jiitu mooy pour muy leer que tey jëndal ay étudiants man bu ma koy saan franchement am naa lu ma métti trop gars yi ndaxte gis naa tey ñu dàqee étudiant toll ci 45 ñi naan 2 ans ñi naan 5 ans
dàq leen giñ leen ne dañoo kayaase après damay demander man ban dëkk la nekk bu naan franchise universitaire ñaata policier ñoo ko def ñaata homme de tenue ñoo def franchise universitaire est-ce que mos na leen a convoqué ñu dàq leen ñaata étudiant ñoo nekk parti au pouvoir nekk université di def lu leen neex yor ay jaasi gaay nangee ko ci ñoom te kenn dàqu leen mais lu waral tey ñu dàq Pape Abdoulaye parce que tey bëri na point yu ñu war a wax leen waxtaanee lu waral ñu dàq Pape Abdoulaye Touré gars yi bu ñu naxante gis nga li dàq Pape Abdoulaye Touré waxoon naa leen ko gëmu leen loolu ba ci man mi ak ñeneen ñi ci des ñëpp loolu moo di fexeel parce que Pape Abdoulaye Touré fekkewul yoonu nu wu ci ay mbir toñuñ ko yaasewul moom lu muy kas mu ngi koy kas mais le problème en est que il est là il dérange et tout le monde sait que ñi muy déranger mooy ñi nga xam te ne bëgg ñoo dégg dëgg moo tax ñu dàq ko loolu doo nga tax ñu dàq ko amul leneen lu tax ñu dàq ko yàgg naa koy wax fii nag di leen ko waxaat di sant waa MD2 ba nga xam te ni MD2 ba nga xam te ni gars yi regroupé nañ autour de ñoom dina wax combat bi du yomb il faut que gars yi gën a regroupé wu ñëpp ñëw rejoindre mouvement bi ñëpp doon ci benn parce que dafa am solo mais gis ngeen tey jii suñ deful bloc doon benn say dañuy damm comme c'est pas possible mais bu ñu defee say rek dañuy naxaree damm day sax duñu mën a damm mais tant que defuñu say dañuy damm comme c'est pas possible na Pape Abdoulaye Touré ku ne xam ne ko depuis mu nekk fii boobu léegi ci lépp lu Sénégal taxaw suba ba ngoon jot ci lay nekk di ci kaas suba ba ngoon jot corrompre nañ ko façon bu ne mënuñu ko am ils ont fait pareil avec moi Abdou Karim Gueye pareil keneen pareil essayé nañ ko corrompre une fois mënuñu ko am occasion bu mel nii am ñu jël ko jàpp ko ci lan ne ko giñ ko ay mbir jàpp nañ ko fi baax giñaat ko ay mbir jël ko dàq ko te teguñu ko fenn gis ngeen à chaque fois yéen xamu leen complot bi sax nii lay demee man sama bopp personnellement ñoom dana lakk ay mbir giñ ne man maa ko lakk dana toj ay mbir ne man maa ko giñ moom lañ def Pape Abdoulaye même chose c'est comme ça loolu la ñuy fonctionner donc di wax ne malheureusement ce qui se passe au Sénégal c'est ça dafa rafetul parce que Pape Abdoulaye dafa nekk jeune ba nga xam dafa gëm boppam di jàng nag dignement wóolu boppam doon jeune ba nga xamante ni il est là engagé ci lépp li nga xamante ni mooy cause bu mu war a défendre pour les Sénégalais mu koy défendre mais malheureusement ce qui se passe xam nga leen la mooy Pape Abdoulaye li muy kaas moo arrangé wu gouvernement bi moo tax ñu koy sàkkal pexe mais frère courage mais gars yi waruñu bàyyi noonu dañoo war a contester lii ndax di yoon professeur bi nekk université dañoo war a taxaw mais carrément waruñu ko dàq ay caméra de surveillance ñu nga fa xam ne ñu ko dàq ay vigile ñu nga fa woon xam ne ñu doon kayaase te li tax booy kayaase nan waxante dëgg rek te yàlla tax gis nga tey ana Bassirou Faye fii ma nekk fii la dëkkoon Njaareem ana Fallou fii ma nekk fii la dëkkoon Njaareem ala mu tey seen mbokk ñàkk na leen te xam ñàkk na doon demandé 150 francs le temps nga tey ñuy jël ay oto ay 4x4 yu bees tàq di ko jox mbay peex ay 4x4 yu bees tàq di ko jox mbay peex pendant ce temps booy 150 lañuy laaj wala fukk juróom par jour bu ñu lekkee gars yi bañ a du leen fay seeni bourse non seulement des fois da leen di xoolal dañuy jël seen emploi du temps bi forcé leen ba def session unique combien de fois dafay am première année yi ba tey nii may wax ak yow am na nga xam démarré gun université virtuelle bi ñëpp a jot instant bi ma wax ak yow université virtuelle ñoo jot seen ordinateur université virtuelle UVS je vous le jure que booy fii di jubleen ma dëkk ban ko jotee semaine passée la lundi passé la ñenn ñi jot ñooñu kañ la ñuy commencé après booy bu ñu génnee grève ngir lan ngir bëgg a tekki ngir bëgg a am ay diplôme ñu ne leen lan du ngeen ko fi defee wala jël leen jàpp leen dàq leen yàq seen avenir keneen du génnee di ko fi wax wala wax sénégalais yi lu nga xam ne c'est pas juste ñu woo ko ne ko kaay yaa ngi ci biir kaso bi mais en réalité loolu moo xew suñu génnee ne dañuy manifester ñu ne du ngeen manifester fii ñu mu nekk suñu droit ñu réclamer suñu droit constitutionnel ñu ko war a réclamer gën di manifester ñu génn ñu wala boog ñu jàpp duñu dóor grenade ak mosel loolu ñu koy def te suñu défendre suñu bopp ñu ne war leen défendre seen bopp te défendre sa bopp dafa bokk ci légitime défense constitution moo ko garanti kon ban réew la ñuy am fekkee suñu étudiants yi nga xam ne dañoo engagé nga war leen waroon encouragé ci bataille bu ñuy mënee waroon leen di leen déglu di leen bàyyi xel nga jël leen di leen ñàkkal fayda di leen dàq di leen toroxal
ban réew la ñu nekk te pendant ce temps ñu ngi jël déglu leen bu baax ñu ngi jël dans les lycées di subventionné ay club genre ci lycée di leen subventionné 1 million lan nga yaakaar lan moo waraloon bu Tivaouane bi gis ngeen le problème en est que nan waxante dëgg façon bii nii ñuy defee mënut a continuer ku ŋaam ñu doo tëj ku wax ñu dàq toroxal mais mënut a continuer ti ñooñu dàq yàq fuuf man par exemple tey jii tey man ak samay morom ñu jëloon ci événement marche yi passé jël leen dugal ci kaso bi nan waxante dëgg ba tey kenn convoqué gu xaw ma Sidi Mbaye xaw ma kenn convoqué gu ko kenn jëlu ko bokk wax mu wax maanaam ñu ko nekk enquête bi ba mën a convoqué ñi nga xam te ni moom mooy comploteurs yi nga xam ne ñu ngi woon ci moom ci biir oto bi te da ko violé woon règle bi comment dire loi bi nga xam te ni moom moo tegoon ci kaw côté jamonoy couvre-feu bi mais ñun ñi nga xam ñoo ne bëy yu amul bàjjen yi ñun bëy yu amul bàjjen yi la ñuy jël après jël leen teg ci kaso bi ñun ñu amul bëy bàjjen yi ñooy wax ñu dàq ñu ñun ñuy am bëy amul bàjjen la ñuy jël ñu ñuy maltraité est-ce que ñu dul ay sénégalais comme les autres sénégalais est-ce que amuñu droit am lu gis ñu naqari jëg mi doon def lu naqari taxaw wax ko dañ ko am absolument bu dee manifestation dañ koy encadré kenn du dégénéré mosuñu fi encadré benn manifestation moom dégénéré parce que je dis la vérité de un de deux musuñu fi jël ay nit tamit di leen dóor ñu toog di leen seetaan amul fenn te ñi fi dàqay yàq ñu recruter ay nervi ba tey déggu la ñu woo convoqué benn nervi te ku ne xam ne teg na sa bët ne ñooñu sondé ay nervi la duñ ay homme de tenue taxaw di jël askan bi leen toroxal di dóor kenn waxu leen kenn musu leen a convoqué mu dul fenn donc di wax ne gis nga ce qui se passe moom mooy ñun les activistes barke alxuraanu karim dañuy gêné bi nag du lan moom mooy lan le fait que tey ñuy wax ak askan wi di wax ak suñuy morom naan leen xippi leen ngeen xool mooy lii effectivement moo frère Ountou maa ngi lay ziar est-ce que ni ngi dégg loolu moo ci am ñu toog ne yaa ci accepté li nga xam te dañu koy teg boobu ba léegi ndax mbir mi tey waxuma ne bu ab Pape Abdoulaye mais dama ne ngeen analyse ko ñaari angle mbir mi complot bi am waxoon naa leen ko waxati leen ko fii ngeen dégg man dama waxantu nee naa leen ñaari mbir la complot bi benn bi éliminer Ousmane Sonko benn bi noppiloo les activistes wala toroxal leen moo ci nekk wala les syndicalistes loolu moo ci nekk amul leneen gars yi son bi fekkee baax na ok saa waay nee na ma son est-ce que ni ngi may dégg ñaar yi rek moo ci am amul beneen bu ci am kon tey jii nañu waxante dëgg danoo war dafa jot ñu def bloc gis nga li xew ni ci Pape Abdoulaye teguñu ko fenn na wane benn preuve bu ñu gisee Pape Abdoulaye ñu ko dàq yàq yoo fi nekk nervi yaa ngi fi doon nit ñi kenn convoqué wu leen tëju leen mujjul fenn kenn dàqu leen mujj ñu ngi def leen neex ñeen ñi ci Sénégal def leen neex suba man su ma waxee jëlaat ma dugalaat ma ci kaso bi te bu leen sonnaat tant que maa ngi génn di wax nañ ma jël dugal ci kaso parce que nee na mbir mi mooy ndongo warut wax keneen warut wax kenn warta wax kenn warta ŋaan kenn warta wax kenn warta nooyi xanaa finalement dañuy dem ba mu yàgg ñu ne ko faru APR léegi far force ñu rey la loolu la ñuy mujjee xanaa mais looloon du nangu dafa doy saa su fii ci complot yi nag laa leen di wax leen ko waxati leen ko képp kuy activiste moytul Ousmane Sonko lu ngeen ko mën a protéger leen ko nan wax ni dëgg Ousmane Sonko léegi dimension bu mu am nga xamante ni dimension mondiale la nekk sax ay Sénégal affaire yooyu set africain yëpp di ko déglu gëm ko muy déglu leer activiste yi ñëw tamit ñu bokk même trajet nee naa leen Sénégal victoire lépp luñ jëm mu jàllaa ci rafe France commencé perte du terrain lan moo xew léegi nag qu'est-ce qu'ils vont faire mooy nañ leen jëm booy ñu noppi loo leen nañ leen jëm ñu toroxal leen nañ leen jëm jàpp leen tëj leen ci kaso gi loolu moo ci ne en réalité ndax gis nga contrôle judiciaire yi loolu rek a waral pour bu nu waxee ñu jàppaat dugal ci kaso yi may waxaat ne gis nga ñun ñuy jàppaloo ak ñu ñuy jàpp ñu dóorloo du ñu toroxal ki leen ko def loo suba na fi jóge billaahi
te ñun seul contrat bu ñu seq ak li nga xamante ni rawatina leen seq nit ñi ak seul contrat bi nga xamante ni moom lañ seq ak ñi nga xamante ni moom la ñuy soutenir xam nga mooy lan jamono ji lépp lu waay def tey suba danga koy fay. billaahi wallaahi lu waay def tey suba danga koy fay barki alxuraanu karim lu waay def la na nga ko xam ndax suba danga koy fay. jël complot Ousmane Sonko ne kenn ko fi waxee Ablaye génn kaas ne kenn ko fi waxee booy IVS yi ban waree jàng kenn xamul dama ne ñoom seen doom bi doomu Aly Ngouille Ndiaye jàng na pare Macky Sall fii la doomam demoon am diplôme mu jël suñu carburant jël suñu essence suñu kérosène boobu jël suñu avion dem jël teewee la mooy remise diplôme doomam est-ce que doomam daf ñu gën. booy ñu ngi fii université ba ni Ablaye Mbaye Peex lan la def soog ñu defal ko leen jëlal ko oto bu rafet parce que dafa ànd ak ñoom ci convoi d'accord mais loolu day fekk kon booy yi nga xam te ni ñu ngi jàng dans les universités qu'on les respecte ñu leen di jox seen bourse moom la waree non seulement sax seen calendrier bi respecté wuñ ko lu leen neex la ñuy def booy am na booy yi nga xam commencé gun te lii may wax étudiants yi mën nañ ma témoin fii may wax yow booy nekk UVS ñu ci bëri jotaguñ seen matériel commencé gun am na booy yu bëri yi nga xam orienté gul leen am na booy yi nga xam ne ñoom même pas commencé leur première année pendant ce temps ñoom seen doom yaa ngi riche dem États-Unis partout de gauche à droite di réussir seen diplôme tranquillement parce que ñun daal ay bëy yu amul bàjjen nan pourquoi parce que ñun àndandoo ak yéen parce que ñun côté bu ñu féetee mooy côté askan wi taxaw di wax dëgg gi fi nekk ngeen taxaw bëgg ñoo sacrifier bàyyi leen le jeune maanaam ñàkk fayda mënut a weesu li ngeen def jeune bi acharnement bi ngeen def ci koom toroxal bi ngeen bëgg a def jeune bi ñàkk fayda mënu ko weesu parce que lan la def barke yàlla jeune bi il vaut mieux que vous billaahi parce que au moins moom mu ngi jëm ci dëkkam yéen kañ ngeen mës a taxaw xeexal seen dëkk kenn ngeen mës a taxaw dénoncé li ngeen war a dénoncé au contraire bu doon dëkk bu tax naan dëkk boo dénoncé ay affaire dañ lay woo sax reconnaissance ngi am ci askan bi yépp mais frère Abdoulaye ceeboo de barki alxuraanu karim ceeboo bul mës a découragé nan nu intimider nan nu saaga nan nu menacé ci kaso nan nu dugal ci kaso nan nu jéem a toroxal nan nu jéem a wuñu suñu sutura lu ne nu ko jéem a def lu ne di ngeen ko jéem a def bi ci gën a doy waar sax suñu mënoon a faagaagal dañuy faagaagal tey ñu ci bëri ci ñun bu ñu bëggee tukki mënuñoo tukki parce que dañ leen teg ci ay contrôle judiciaire teg leen fii Sénégal ba pare bëgg ñoo leen noppiloo tiital suñu famille yeeg wër suñu ñëpp ne leen booy bi na noppi booy bu noppiwul ñu sàkkal ko pexe wala ñu jël ko tëjaat ko ci kaso bi loolu mooy réalité bi léegi man est-ce que man du ma sénégalais du ma américain du ma français sénégalais la dama ñuul kuku sant Diop est-ce que wax lu ne ci dëgg bi tax ñu tëj ma mais tey jii nañ waxante dëgg bu dee doo bëgg a tëj dëggante ci complot pour wax leen dañuy ci ay caaxaan la du nekk tey ba tey ci complot bi ce qui se passe aujourd'hui Ousmane Sonko leen bëgg a complot ak activistes yi li nar a def mooy bàyyi manifestation am ñu dugal seen affaire dama ne buñ fàttali ko bu baax waxoon naa leen ko démb xam barki démb ne leen États-Unis lan la def États-Unis aujourd'hui lan la defoon ci ñaari tours jumelles yi ñoom ñoo def exprès def seen i attentat taxaw di ko giñ ay nit parce que bëggoon noo jot ci moom bin bëggee jot ci kan ci xawma Kadhafi la leen def France def na ay manigance am nangam dugg na fii giñ ko affaire bu ñu bëgg a jot ci Saddam Hussein la leen def giñ koy arme chimique ba mujjee fan nangam ça veut dire ce qui se passe c'est quoi c'est que ñoom ñooy organiser seen i yëf yëpp ko seen toj duñ paree teg ko ci ay noddu ay nit ñu doon ay terroristes ay sénégalais yu diñ leen buñ xëy yi nekk ci marché yeeg fu ne la ñu nekk di dañ pour mën cee génn ñu not suñuy wajur sàcc ñu tuxunu naanu frère ñu noonu sàcc la tux naan en boileuse est-ce que ñun ay sàcc lan est-ce que ay terroristes lan le problème en est que ñun duñ ay terroristes duñ ay sàcc ay sénégalais lan gën leen a nekk sénégalais nag fuuf mais ni ngeen di acharné woo suñu kaw moo métti te loolu taxul ñu bàyyi taxul ñu découragé au contraire da ngeen ñuy gën a motiver vous n'avez rien compris violence bi ngeen di utiliser contre ñun intimidation bi ngeen def contre ñun daf ñuy gën a sadik loo vous n'avez pas bien compris jusqu'à présent comprendre leen ba tey suñu degré d'engagement ba tey ci complot bi laa leen di wax ne leen complot bi leen moo ci am moom mooy loolu nga xamoon ne awoon na États-Unis nangam ñoom buñ dof la parce que tey jii lan lay def ñoom ñu ngi comploté ak ñi gën a bon ñi nga xam te ne ñoom ñooy organiser ñi nga xam te ne ñooy jaay armes yi ci dëkk bi ñi nga xam te ne ñooy andi conflit ci dëkk Afrique yi ñu ngi ànd ak ñoom di ànd def ak ñoom ay partenariat pourquoi pour que ëllëg dara boo xamee ñu mun ko giñ nit ñi waaye ñu ngi leen di xaar anticiper nan ëllëg lu xew yéen anticiper nan ëllëg lu xew yéen ndax loolu noonu tey ñu nar a def loolu noonu def ba pare giñ ko ci noddu jeunes yi loolu
ñoom loolu la ñuy gouverner dañuy créer ay terreur pour mën a andi ay solution dañuy créer ay problème pour mën a andi ay solution mais ñoom mënuñu tub rek andi solution maanaam ñoom duñu avancer fi ñu toog lañu taxaw taj comme ça bu ñu ñëwee ba fii lañu yem duñu passé maanaam sous développement bi lañu yem duñu passé ñooy si diggante sous développement bi la ñuy def nii ñoom di def nii aller retour comment mooy dañuy créer ay problème pour andi ay solution taxawaat fii créer problème andi waat ñu ñuy créer problème mooy nañ jàpp nit nañ toroxal nit nañ créer affaire nañ ànd ak ay nit teg ay lobby nangam loolu kese moo fi ne mais ñoom amuñu lu dépassé am na vision bu dépassé seen xeef léegi problème bi moom mooy ne tey jii ñu ne le pire dans tout ça qu'est-ce qu'ils ont dit ñu ne ci complot bi ma leen doon wax ñu ne xañ nañu seen liberté marche ak yeta des mais dafa am lu laaxu ci biir lu gën a yéeme tey na leen dàq nañ benn booy suba nu tëj keneen suba nangam suba gannaaw suba ñu def nangam mais dafa am lu ne ci biir nu gën a yéeme li ne ci biir ci gën a yéeme moom mooy lan ñu fexe jël li nga xamante ni mooy Sonko ak partisan bi ak fexe jël li nga xamante ni mooy les activistes def seen benn truc taxaw giñ leen ko ci manifestation yi d'ailleurs loolu moom moo tax qu'est-ce qui s'est passé Macky Sall def na tuuram ba pare def ay sondage am xam ne doxul ci moom léegi lan moo fi nekk en réalité léegi li fi nekk moom mooy def na sondage am yu affaire yooyu mu taxawaat fi bëgg ñu expliquer ay lan ay waxoon naa leen ne meeko tur bi dañuy saboté gëmu leen ma taxaw fi bëgg a expliquer naan Covid 19 dafa commencé am hausse dafa commencé yokk ci dëkk bi kan moo ko yokk ñoom bu dee dafa yokk ñoom ñoo ko yokk sax bu dee sax am na fan yii nag gis naa gars yi dugal benn vidéo ci man ne man dama vacciné wu yombal xayam ci moom sax duma vacciné wu bu doon vacciné wu dem àjjana sax duma vacciné wu loolu wax naa ci waxati ci sama vidéo yu passé ci vaccin yi ci mi du ci ne te waxoon naa sa woon naa Macky défi ne ko ñun tànk yéen a ngi ni intimider ñu ngi toog di leen xaar mën ngeen a xeeb suñu dàll bi lool mën ngeen a xeeb suñu kàddu bi lool xeeb suñu nopp bi lool waaye wallaahi wal kitaab bi laa la wax ñun mu jaral yéen di leen ko jaral ndax ñun daf ñu jaral lépp pour leeral sénégalais yi dox ay tànk ba doxee tànk feer ba mu jeex ci kaw désert daf ñu ko jaral léegi nag suñu defee seen complot yooyu noonu pare def seen i mbir lu ne mën nga fi def seen i attentat nangam tey ji lañuy def dañuy saboté seen nemmeeku tur yi ne tey Covid 19 dafa commencé yokk lu suñu yoon newu ci Covid 19 bu yokk yéen a ngi fi doon tëgg seen i soirée di def seen i meeting seen i xumbaay seen tournée économique jël nit ñi di leen louer comme c'est pas possible di dajal naa da ngeen dajal ay milliers de gens alors que ci kanam nga leen di dajale film mun naa bu ñu xolal virtuel bu ñu ko defee ñëpp gis ne xolal picc newu fa. parce que lu tax ñu bëgg def loolu bëgg loo def loolu jéem a wàññi li nga xamante ni moom mooy rassemblement yi affaire pour intérêt nemmeeku tur bi ma ne leen wallaahi nemmeeku tur man bu ma delluwaatee sax fa ca des nu mu siit nemmeeku tur bi dañ koy def kenn mënuñu ko teree def. dañ koy def ba sagar xeeñ da nga def sa tournée économique ñun dañuy def suñu nemmeeku tuur ba sagar xeeñ expliquer sénégalais yi primo votant yi dem nañ ngeen expliquer parce que xoolal li gën a doy waar ci mbir mi mooy man fii ma dëkk dañoo jël suñu maire koñ yi bind leen di leen baleloo école yi déglu leen bu baax di leen baleloo école yi pour bu élection yi jàllee ñu dàq leen barke alxuraanu karim li may wax du caaxaan ba pare jël primo votant yi bu ñu uti carte d'identité am jafe-jafe mun ñu accéder am fenn ndaxte xam na ne primo votant yi ñu ngi avec ñi nga xam ne moo les révolutionnaires ñu ngi avec les activistes ñu ngi avec les président Ousmane Sonko loolu moo fi ne ñu ne bu nan fexe ba boo yooyu noonu bu mën a fexe ba inscrire ñu ubbi liste yi ci diggante ba nga xam booy ñu ngi compo booy amatuñ jot ak nangam ñu ubbi ko ba ko ci tëjaale en même temps te bu ngeen sàgganu sax ñoom xam nañ ne waxuma laa jeunes yi sax mais xam nañ ne mag ñi bëggatul leen élection du am 2022 du am man maa leen ko wax bu ngeen sàgganee mais problème mooy nan empêché nemmeeku tur parce que nemmeeku tur bu continuer suba ñu jéem a déconné waat ci Ousmane Sonko day gën a métti waat ci ñoom raison pour laquelle ñu jéem a dof nii ne pour jéem a arrêté nemmeeku tur bi ñun suñu yoon xanaa bi ngeen defee seen mumbaay ba pare kaay bu yokkoo yel la bu wàññeekoo yel la xool leen gars yi seetlu leen dañuy toog ba heure bu leen neex wàññi seen i cas toog ba heure bu leen neex yokk seen i cas merci beaucoup frère heure bu leen neex bu leen arrangé ñu wàññi seen i cas def leen neex bu leen naqaree ñu jël cas yokk ko ñëw def ñëw naan cas yi nangam patati patata pour empêcher nemmeeku tur bi nee naa leen ñi pareeguñ sax pareeguñ ci Sonko pareeguñ ci activiste yi waaye kan moo leen di seetaan ndax nee naa leen tey jii nee naa leen événement yi nga xamante ni jàll na ay jeunes ñàkk ci seen i bakkan
daf doon jekku tey ñu dem xool situer responsabilité yi mais duñ ko def de ndax ñoom xam nu def responsabilité yi mooy lan mooy ñi nga xamante ni tey jii ñoo complot kenn du leen convoqué ba tey du ngeen ko dégg parce que fu ñu bokk ci ñoom la ñu bokk bi leen convoqué ba négocier ba Ousmane Sonko di wuyu ñi nga xamante ni ñoo changé trajectoire Ousmane Sonko nervi yor ay yat taxawoon ci VDN bi kenn du convoqué préfet bi te dama ne li am moom moo ko sookee kenn nervi yooyu yoroon ay yat du mujj fenn kenn du leen convoqué te dóor nañ ci ay booy ba gaañ leen tas nañ ci ñun ñu bari xam nga nag nit du taxaw naan dañ maa tas mais da ngay muñ est-ce que ni ngi may dégg kenn du leen convoqué enquête bi duñ ko bàyyi mu continuer ba jël comploteurs yi ñu jël leen teg leen ci ñeenti mbir ne lu tax ñu def li parce que ñoom ñoo tax li am Sénégal am tey sénégalais yi ne d'accord gars yi jël ay xolal jël may police ak gendarmerie teg ci télé bi ne leen d'accord leen waaye day am far force sénégalais yi ne leen du am far force déterminé wu dem fa mu war a def ñoom ñu reculer ñoom bu ñu amoon pexe doon reculer ñëpp la ñuy massacrer jaar seen kaw mais amuñu pexe léegi dañoo war a nekk ci dëkk ba nga xam ne dañoo am liberté wax lu mu leen neexee mais ñoom leen neex leen def lu neex lañ ko defee tey jii booy bi ngeen dàq wala nangam ñu kayaase mais nervi ay yat dañ yoroon ak jaasa ki weñ yor seeni oto ministère de l'éducation la yoroon ni taxawaalu kenn waxul kenn sañu ta wax oto gouvernement bi yor di décolle ñu doonum nga dee fuutaak fu ne def nañ ko fa ñëpp di teg seen bët kan moo leen jàpp kan moo leen convoqué léegi nag benn affaire bu ndaw bu amee ngeen giñ ñu ko ñun jeunes yi jàpp dugalaat ci kaso bi est-ce que du ngeen rus est-ce que du ngeen toog ba mu yàgg rek ngeen rus xam ne bés dana jot lii ngeen ñuy def nii seeni doom ci boppam ñoom ñëw ñeneen di leen ko def mais ñun yéen ñoru leen ñun ñor ñun Sénégal moo ëppal doole moo ëppal intérêt wax ak askan wi moo ëppal intérêt ndax gis nga bu ci gën a doy waar bu ci gën a doy waar du Ousmane Sonko kese leen dàq gis nga ni dàqee booy bi xam nga jël leen booy bi dàq ko bu leen fàtte noonu lañ jëlee woon Ousmane Sonko toroxal ko dàq ko te teguñu ko fenn mais du Ousmane Sonko kese leen dàqal kii ne ndongo nous sommes pas des terroristes effectivement barki alxuraanu karim du ma terroriste c'est juste je suis activiste alerteur di alerter tamit ñëpp di gis léegi nag bi ci gën a doy waar mooy Ousmane Sonko dañ ko dàqal teguñu ko fenn démb bu doon tey duñ ko dàq la ñuy wax waaye démb bu doon tey duñ ko dàq de dañ koy giiñ ñu bon tëj ko tey dàq nañ Pape Abdoulaye jël yenn activistes yi tëj ñenn ñi teg leen ci contrôle judiciaire pour que bul ŋaangati bul waxati parce que man damaa dëkk Bawol ñu ne booy bi dafa dëkk Bawol heure bu leen neexee jël dëkk ci kaso bi tëj te kenn du wax kenn du ŋaang yéen a ngi dégg léegi ñoom ñëpp ñu def loolu lépp te dina mën a ci Ousmane Sonko la ñem ci waa Pastef am na ñu bëri ñi nga xam ne leen a fenn fa leen liggéey jëlee leen fa injustement rétrogradé leen ñenn ñi jël leen affecté leen ñenn ñi jël leen toroxal leen lépp pour lan empêché woon Pastef mu développé malheureusement nee naa leen chaque acte bu ñuy teg dafay ñoom day ñëw contre ñoom ils n'ont pas encore rien compris ndax comprendre weesul nga jël benn mbir ba nga xamante ni nga xam ne lii day dem bu dul nit leen ñu xam ne lii day dem ñoom dana waroon a jël yéen lan ngeen di wax lii est-ce que ni ngeen ko nii ni ngeen ko bëggee defee nii ñu xool ne lii war nañ ko def Sénégal ñu bokk ko defandoo ko mais malheureusement comme que ñoom am ñu xam-xam xooluñu du nangu kenn gis waaye ñun dañuy gis par force ba tax ne quand Macky Sall ñu dit que il nous respecte ay daf may jàpp waxoon naa ko waxati leen ne ko Macky Sall dafa ne woon dafa soxla près de 5000 milliards ak les conseils des ministres décentralisés pour développer le Sénégal mais qu'on se dise la vérité Macky Sall lu mu recevoir ëpp na 28000 milliards plus de 28000 milliards dama ne Sénégal fan moo ci développé ban secteur moo développé ci Sénégal amul Macky Sall yemul ci loolu de yemul ci secteur bu développé rek ci Sénégal ñu koy ci posé question muy bañ a tontu yemul aussi tam ci ne 5000 moins de 5000 milliards la soxla woon yaa ngi may dégg ñu jox ko plus de 28000 milliards mënut a développé sax jam ñaajo est-ce que yaa ngi may dégg terre bi sax mënut a dem ba Thiès taxaw fi naanam mais yemul ci loolu dafa bàyyi ba tey benn événement 28 mars yi am 8 mars yi ba autant pour moi mu soog a wax ne jeunes yi dégg naa leen kon at yi weesu fan la nekkoon kon dégguñu woon at yi weesu ba pare taxaw ci télé ne du ma wax oui du ma wax non ci suñu constitution
ba pare taxaw ci télé ne dafa nekk daltonien maanaam du gis rouge léegi comme que du gis rouge booy dee ci géej gi kenn rendre leen hommage te moom demoon na doon Charlie la rendre hommage Charlie waaye nangu wuta doon 800 jeunes yi nga xam dee nañ ci géej gi nangu leen rendre hommage nangu wuta doon je suis les jeunes 14 jeunes yi dee ci manifestation nangu leen rendre hommage ba ci discours am booy nag bu ñu sonnee ba sonn booy révolté 8 mars nekk ça suffit léegi comme que léegi moom gisul lu xonq mais dégg na xeer léegi nag dem leen laaj ndax booy ñoom ñoo yaruwul wala moom moo taxaw sénégalais jox ko suñu lépp moom moo ñu joxul cër nan analyser ñu waxante dëgg entre sénégalais rek te yàlla tax kon du booy ñoo ñàkk a xamadi ñu moom moo ñu respecté wul moom moo ñu joxul cër ndax bu ñu joxoon cër du taxaw naan moom du gis rouge léegi waxuma la gis rouge waaye balance sax du koy gis rayon invisible yi sax mu ngi koy gis léegi ba pare dafa toog ba mu trop tard mu soog ne waaw dégg naa seen wax kon ça veut dire que moom musuñu dégg musuñu lijjanti ay Charlie la doon lijjanti 800 booy yu dee ci géej gi musu leen lijjanti ay Charlie la doon lijjanti loolay mbir mi dañ waxante dëgg te dee mu soog moom yàgg ne dégg naa leen danaa leen jox ay emploi kon ça veut dire que moom emploi musu nekk ci moom priorité te li ma gën a métti ci emploi yooyu noonu mu digg jeunes yi di leen dóor ba ci ma ñëwaat li nga xam te ni instant mooy xew suma koñ moom mooy électorat bi lañ bëgg maire yi naxati maire yi ay maire yi ngir yàlla dimbale leen te yàlla tax ngir lay rusuul yi maire yi dimbale leen ngeen yàlla tax ngeen di laaj seen doom yi toog comme ñu def sama weeru koñ yi ñu ne booy dañuy jël maire yi bind leen chaque mois maanaam ñu am lu leen neexal ñuy bale école yi ñu nax leen na nga leen day continuer de ñoonu la leen naxee maire yi nekk ci école bi di bale kenn fayu bu leen dërëm bu élection yi di jàll ñuy dàq maire yëpp imaginez école bi nga xamante ni am na woon ay femmes de charge ba pare ñu jël fa tegal fa ay maire ne dañuy bale la école parce que lan bëgg na électorat ñàkk lu mu def jëlaat maire yi nga xam ne doon bale tëri yi ñoon fa nekk kenn daaw leen fay lu baax ndax ay xoolal ay salaire yu misérable lañu yoroon ay contrat yu précaire la yoroon ñu jëlaat ci dolliwaat yeneen maire yi nga xam ne ni pour élection yi dong moo tax ndax xiifal nañ sénégalais ban xeex léegi Macky Sall ne dañ dégg naa leen jox emploi ça veut dire que emploi musuñu ñor le gars nee na ma nangam le gars tu as raison nag Ahmed nga taxaw di ma wax yenn yi mais garaawul du ma la tontu ndax dëgg neexu ci nopp léegi lan moo ci nekk mooy comme que léegi nee na yoo dégg na jeunes yi parce que événement 8 mars yi jaar na fi mu ne naa leen jox emploi ok ne daa dégg ne daa def tournée économique am tournée bi réussir mu bëgg a saboté bi nga xam te ni moom mooy bu waa Pastef bañ leen def leen seen nemmeekutu ba mu neex kenn moomul Sénégal ñëpp a ko bokk comme neex na nga jël instrumenté justice ak suñu force de l'ordre ak lu la neex daf lu neex mais bés na ñëw barke alxuraanu karim nga wàcc te ñun contrat bu mu seq ak gars yi ci des xam nga lan la mooy wallaahi ku def lu bon danga koy fay bala nga fi jógee billaahi lu waaye def danga koy fay bala nga fi jógee fawatuñ ci négociuñ ci kum neex na nga jàpp tëj dëbb na ci gën waaye woowet bala ngaa dem ñun duna dëbb ci gën ci otoraay lan lay teg mu diri la kum neex nag lu loo neex nga def loo nga def kum neex ne la jëlal yàtt nga dóor noo nga dóor kum neex jëlal naf na nga def naa nga def waaye barke alxuraanu karim duñ baale parce que microbe doo ko bàyyi muy law ay microbe lan dañuy jël original sotti leen parce que ñun jotewoon ak ñoom dara suñu xalaat am ci réew mi di ko wax te kenn mënu woo tey wax suñu xalaat ci réew mi am nañ ci droit mettre sous contrôle judiciaire nga dem nga ni nga signé ñu ne la kaay bul demati fenn toogal moo tax incha allah xoolal bu leen sonn jour ba ma waree dem Sénégal yëpp nañu ko yëg parce que am na ay information am na yeneen mbir yéen nar a fexeel leen mën nar a fexeel yu ñu wax taxaw wax ko pare nar ba ko fexeel mais dérangé wu ma que Sénégalais yëpp nekk au courant dérangé tu ma de mënuñu ma toroxal yàlla moo ma yor barke Serigne Touba Mbacké billaay wallaay beneen ba ci topp mooy Macky Sall ne dañuy jox emploi bi gën a ñaaw ci emploi yi bu ci gën a ñaaw tey nee na day joxe emploi mais ñaata syndicat ci enseignants yi ñooy grève ba tey kenn fayu leen yow xanaa bala ngaa joxe emploi nga régler problème mu leen ñaata combien ñooy grève jusqu'à présent pour que ñu fay leen seen xaalis mais kenn fayu leen frère dégg naa nga nee nga ma attention pareillement xoolal même menace laa jot sama famille même menace laa jot fu ne même menace mais dama ne man contrat bu ma seeq ak nit ñi ñëpp nañ ci bàyyi xel pour ëllëg su ma dee leen laay ñaan sénégalais yi Macky Sall barke alxuraan kay na fay
tant que ñu ñuy éliminer bay ñu jàmm may ñu jàmm barke alxuraan karim contrat bu ñu laajee ñi mooy nan fay parce que dafa metti démb la ñu mujjee correct di ma topp comme c'est pas possible topp comme c'est pas possible topp foo jëm ñu topp man lan moom wóorati je suis en sécurité amul lenn mu wóorati te menaces yi ñëpp gis nañ ko du benn nit benn nag laa ci teg dama war a sax jël ñëpp rek balancer ko ñëpp teg seen bët ci menaces yi ça suffit am naa droit wax ci sama xalaat ci dëkk bi kenn moomu ko Macky Sall li ñu xool li mu wax fii moo gën a yéeme foog fii la taxaw day déloger Laay Wade bu meloon ni moom keroog ba mu taxawee ci sëñ Baara taxaw ne xëttit sëñ Baara fëgg ne ko góor du jooy barke Serigne Saliou Mbacké kon du def lii mais malheureusement Laay Wade da ko gën a gore te gis nga nit ki boo jiitee nit ñi da ngay nangu bañ ko la critiquer yow dafa metti la nga jiite matoo ko boo matee li ngay doon da ngay nangu critique te ku fi def lu deful ñu critiquer ko léegi nag comme neex nag parce que ñu ngi fal fii ay nit ñu leen di utiliser contre ñun yéen ñu ngi utiliser contre leen def leen yàlla baax na waaye Sénégal yëpp ngi seetaan ëllëg bu leen jékkoo di leen ko def la ngeen muñ barke alxuraanu karim bu leen ko jékkoo di leen ko def na ngeen ko muñ yéen ngi ko def nit ñi te ngeen ko def tey li waral loolu tey exemple tey xoolal arrêté Ousmane Ngom waa PDS mu ngi koy subir ba mu saf sap askan waa ngi koy subir ba mu saf sap ban koy def Ousmane Ngom musta yaakaar wala waa PDS musu ñoo yaakaar ne arrêté boobu na leen ñëw ba rattrapé leen moo tax gis nga yi ñuy def ndax wàcc force na dem ba rattrapé leen ku ci yaakaar ne am nga poste ba nga xam ne nii kenn mënu la atteindre ndax na sa bopp ndax après dëgg bu ñëwee business yeeg njuuj njaaj yi ñu doon def nit ñi xam nañ ko kenn ku ne di nga génne njuuj njaaj yi la mës a def yëpp teg ci table bi te boobaa ñëpp wuy ji yoon ndax kenn nekkul ci kaw yoon mbind moom ñu bind noir sur blanc ñëpp ci bokk yem tey ji mu ne day ut ay emploi syndicat yi fayu leen jàngalekat yi fayu leen seen xaalis ba pare nday kere ne day recruter waat yeneen 5000 enseignants ci biir 5000 enseignants am ñi nga xamante ni ma ne la am nañ ci biir ñu ñuy recruter yi nga xam ne ni déposé wu ñu envoyé ay message parce que ay clients politique lan ñoom dàmbu ñoom génn kaas nañ ko fii mu leer nañ ñu ne nii demandé transparence ñaata jeunes ñoo doon def ay grève de la faim di grève génn Pastef leen génn ci boppam war a dem jàngale ji kenn dugalu leen kenn impliqué wu leen ñaata kon bu ñuy wax emploi ay reer ni jàpp tey ASP yi nii mu recruter lu mu leen waxoon du ma ci dugal kenn fonction publique seen contrat jeex na mais xam nga tax mu téye leen ba tey pour électorat au lieu que tey ñu sécuriser seen contrat yooyu noonu xam ne Sénégal am na problème sécuriser ASP yi duñ barke Mame Cheikh Rafal faalewul leen sax te yi ñuy sol nga leen di yërëm moo tax ñoom bu ñu taxee ci télé bi des fois ñuy xuloo borom mu tey te ñoom ni ñuy def man ànduma ci mais tey du ko waral système bu leen noot pour bëgg électorat moo tax tey ñu jël ASP yooyu noonu au lieu que tey ñu jël leen def police de parce que ñoom li mu promettre woon mooy police de proximité lañ promettre woon Sénégalais yi pour plus de sécurité mais fan leen loger lan mooy seen liggéey est-ce que gis ngeen ñuy def patrouille moo tax agression dafi gaaw a jóg comme que léegi yenn ASP leen jàpp yenn affaires yi te lu ko waral moom mooy salaire misérable ñu leen di fay te salaire boobu ñu la fay mënut a jënd benn ordonnance xale bu feebar bëgg électorat tax ñu conserver leen mais xoolal seen i contrat xoolal amul benn sécurité kenn faalewu leen est-ce que sax am nañ IPM yëpp nu ci loolu ñu ne danoo bëgg a développer Sénégal moom nee daa bëgg a développer Sénégal bëgg a jox nit ñi ay xëy 90% Sénégal secteur bi informel la te pourtant secteur formel ak informel benn ligne de démarcation bu tuuti moo ci nekk muy permettre yombal kayit yi Sénégalais mën koo am mën a dem def seen déclaration mën a déclarer li nga xam mooy seen entreprise ba pare ñu favoriser leen ñu mën cee génn mais duñ ko def xam ñu def seeral kayit yi mënoo cee jot parce que personne ba la war a defar kayit bi bariwul personne ba leen war a defar kayit yi buñ ko soxlaa bariwut ba pare kenn formé wu leen bu jëmulu ne woon yoon yombalu leen ko en même temps même boo ko déclaré lan lay dagg dafay métti de telle sorte que da ngay préférer bañ ko déclaré ay patente da ngay xaar négocier loo joxe baax na nga ne da ngay ut xëy ba pare secteur informel souteniroo ko jéemoo koo jël yóbbu ko ci secteur formel bi encadré leen favoriser leen de telle sorte que ñu mën cee gën nga da nga ay emploi da ngay nax sa bopp
nga jël sa jàngale lu naan éducation nga importer li nga war a jàngale sa doom yëpp nga importer ko amoo loo jëlee sa suuf rondal yow ne lii suma gëm-gëm la naa ko teg ci digg jàngalekat ci digg jàngale bi xale yi mën koo jàng amul lépp loo am da nga koo importer nga ne ci li nga importer di nga ci développé da ngay nax sa bopp da ngay nax sa bopp man jaar naa ci ñu bëri si fii di ma seetaan jaar nañ ci xam nga lan moo am Sénégal léegi multinationales yi nga xam ne da leen di favoriser ñëw fii naan dañuy créer emploi créer un emploi xam ñuy def ba tey Macky laay wax mi nga xam te ni moom nee na day créer emploi xam naa yëg na ko bu ko yëgul ma yëgal ko muy lan muy booy yi da leen def sous-traitance ab multinationale bu ñëwee dafay xool benn maison de ressources humaines mu dem na ko damaa soxlay employé dem bu leen fayee 300000 ñooñu dagg 150000 jël booy di leen fay 150000 booy ne ci terrain di rey seen bopp. entreprise yu bëri léegi noonu leen def booy seen IPM duñ ko am kenn du leen cotiser caisse de sécurité sociale kenn du leen cotiser IPRES mooy lëmbee Sénégal te xam na li ma leen wax bu baax multinationales yëpp contrat CDI da nga fay compter bu ñu doonee 1000 CDI du mat 100 mu tegu fan maanaam ay nit ñoo jël léegi ci salaire booy di ko suuse di ko suuse di mujj fenn di leen naan di xoolal di lekk booy comme c'est pas possible signé nga contrat yaa ngi liggéey ci benn multinationale boobu pour daw ay responsabilités pour dégager ay responsabilités problème bu amee boo gaañoo boo defee soog boo nangamee da lay jël ne daa dem ci ab maison ressources humaines jëlee foofu noonu ci ñëw recruter fa ay nit bu leen fayee 300000 ñooñu jël 150000 téye yow ñu fay la 150000 ngay rey sa bopp boo gaañoo perte nga kenn du la cotiser caisse de sécurité sociale kenn du la nangam nga ne da ngay créer emploi xanaa bala ngaa créer emploi pare nga wax situation boobu nga régler situation boobu mais régler woo situation boobu noonu bëgg a dugg ci feneen ci Covid 19 bi ñu wax ñu ne kenn bu mu dàq employé man mën naa leen a garanti yéen bu ma woowee ma wax leen société benn wala ñaar wala ñett yu ma gis ñu dàq seen employé ci Covid 19 bi te lii ma wax ni ay nit ñu ngi may dégg bu baax dàq leen xanaa yow bala ngay demaat feneen nga régler problème boobu pare. yéen ngi dégg ñu ne yow da ngay importer yow produit fini rek da ngay importer foo toll da ngay importer produit mais mu sa àdduna sa dëkk am na lu ma fi mën a def commerce bu dee yow importer rek ngay def commerce rek nga mën a def sa dëkk mënoo def leen transformé woo defoo leen commerce rek nga mën a def parce que dañ lay andi nga jaay consommation direct ngay def nga ne na nga koy def ne da ngay développé da ngay nax sa bopp da ngay nax sa bopp da ngay nax sa bopp. yéen a ngi dégg tey jii ñu ne communication Sénégal laa leen wax ne xam moom mu ci dara moom muy créer emploi pour mu comprendre situation bu fi ne d'abord avant tout yow ne nga da ngay def bi ak big data mooy lan mooy centre ba xam fa ne denc ay données personnelles mais bala nga ko def da ngay fekk nga mun sa communication Sénégal amul benn communication du moom du Free moo tax Free ñu muy bëgg a rey du orange mu ñu bëgg a yóbbu mën xëyam du Expresso moom mu ci dara réglé woo situation boobu ne da ngay ay denc ay données bu nax sa bopp xanaa bala ngaa denc say données moom say réseau moom moo say réseau nan ngay denc say données dañu wax dëgg bu fi nekk tey jii waxuñu dara nga ne ñu dem ba ci problème mooy événement marché ñëw ñu ne léegi pour créer ay emploi booy ku defa ci stage dañ laa war a rémunérer mais état bi mooy fay 50% léegi kon ça veut dire que yow avoué nga ne sa secteur bi nga yor dëgërul yow avoué nga ne yow secteur bi nga yor dëgërul yow avoué nga ne yow entreprise yi nga yor dëgërul ba tax yow état yow ngay fay 50% état xool benn multinational ñëw fii su ko neexoon jël 1000 stagiaires di leen liggéeyloo bu leen yëpp yomal xayam nag jëm fu kenn xamul moom bu leen fayee bu dee 100000 la leen fay état mooy fay 50000 ñoom ñu fay leen 50000 waaye booy bu ci dugg di nga xam ne lépp dëgg la ku weddi na nga laaj professeur yi wala nga laaj yenn école yi nga xam si ñoom ay protocole d'accord war leen a fay ndax étudiants yi ñu fa logé kenn fayu leen ba tey ku ci dugg te nga xam ne lépp dëgg la bàyyi nax suñu bopp ñu ne service civique dañuy jël 5000 jeunes non xoolal emploi yu ñu ko proposé yemuñ ci ñu ne ay stagiaires moo ñoon ci garde stage dañ ci jël 5000 jeunes waaye damay laaj fan ngeen gër ñu dañuy jël ay jeunes ci côté technologie fan ngeen dégg ñoo dañuy jël ay jeunes ci côté nangam transformation wala nangam mais xam nga léegi ay emploi yu ñàkk fayda ngay dégg ñu dañ ciy jël jeunes yi yu ab xoolal yu gën a ñàkk fayda ci àdduna bi yaa xam kenn bëggu ko yaa xam te retraités yi ñoo ko waroon def moom la ñuy forcer jeunes yi léegi lii ma leen limal fi yëpp nekk situation boo xam te ni mu ngi fi présent ñuy def seen tournée économique di yàq seen xaalis bëgg na Sénégal lay émerger dañuy nax seen bopp nañu waxante li fi nekk dañuy nax seen bopp
ndax gis nga mbir mi ci gën a doy waar ci complot bi lii moo doon lim sànq c'était benn parenthèse pour que sénégalais yi comprendre que ñii fan lañ jëm ak ñu amuñu ci ñu respect maanaam dañuy wax ak ñu mel ni kuy wax ay xar tey jii boo dégloo capitaine Dièye wala ñenn ñi fii leen taxaw wax ne non am na ay terroristes yu dugg Sénégal nangam barki alxuraanu karim su ma ko waxoon suba dama fanaan sama kër mais comme que ñoom xam nañ ne am na terroristes yu dugg ban xam ko waaw lu tey ñu jàpp leen wala ñu convoqué leen laaj na information kenn du leen convoqué parce que ñoom dañ leen a favorable ñoom lañ àndal ba tey ñu amul béy amul bàjjen ni ñooy wax ñu ni jàpp dina sàkkal pexe barke Sëñ Tuubaa dama ne ay nit taxaw fii ne Sénégal ay jihadistes dugg nañ fi ay terroristes dugg nañ fekk nangam am naa ci leer am naa ci ay preuve nangam kenn convoqué leen du benn nit du ñaar nit du ñett nit parce que ci gouvernement bi leen bokk Cissé Lo fii la taxaw ne drogue bi nga xamante ni mu ngi dugg Sénégal xam naa kër yu mu tabax xam naa ñu ko yor ñu koy jaay est-ce que convoqué nañ ko waaye bu doon ñu bëy amul bàjjen yii ñu jël ñu dóor suñu ci kaso bi nu bu dul nax suñu bopp ñi fi ne bu dee am nañ cër man ci ñun dana ma jaaxal ci yoon rek ci yoon d'ailleurs je dis à benn sama frère mu ngi may woo s'il te plaît boo mënee xaar après xam naa di nga ne ma grand s'il te plaît bàyyi mu sedd parce que temps yi menacé ak yooyu sonn nañ ci nafare yooyu noonu mais frère amuñu choix il faut que ñu wax gars yi parce que toll nañ fa nga xamante ni même ëllëg sax bu ñuy wéet ci combat bi danoo toll fa nga xamante ni mënatunoo noppi danoo sonn ci menaces yi danoo sonn tëj leen seen gémmiñ bu leen wax danoo sonn ci nangam jege ngeen ni jox ñu xaalis bëgguñu jege ngeen ni jëm ñu approché bëgguñu di ngeen bàyyi ñu wax suñu xalaat ci dëkk bi par force am nañ ci droit ñëpp a dëkk Sénégal sama wax kum convaincre nga ne d'accord convaincre la am nga ci droit waaye sama wax am naa droit wax sama xalaat ci dëkk bi États-Unis sax dañuy fay manifester États-Unis sax dañuy taxaw wax ni day am lu ko metti taxaw wax ñu bëri danaa ma xoolal sa njaboot wala nangam sama njaboot tax may rey sama bopp parce que lii ma màggee nii sama njaboot bëgg mu ñu màgg ci sa communication sa lépp sa jàng maanaam moom moo dara sa dëkk man sama njaboot googu ñoo tax may rey sama bopp danoo sonn danoo fatigué danoo maar il faut que ñun ñu libéré suñu carburant du leen topp suñuy policier du leen topp suñu gendarme du leen topp ñii wii ku ñëw ñu xajal leen ñun tam noonu leen bëgg liberté comme tout le monde wax suñu xalaat ci dëkk bi danoo sonn ça suffit intimider ngeen suñu dëkk yi suñu frères yi suñu yaay suñu baay suñu tante suñu doom yeeg yëpp danoo sonn toll nañ fa nga xamante ne dañuy dénk suñu bopp sénégalais yi waaw dañuy dénk suñu bopp sénégalais yi foofu lañ toll Abdoulaye dàq ngeen ko kee ci contrôle judiciaire kee ne boo bëggee sax tukki liggéey wala nga bëgg a dem nangam mënatoo ko ça suffit ñiy def ak wax ñu war leen a convoqué bu doon sax da ngeen a jël affaire tëddee njaaxaan njaay ñu ndax waaye affaire tëddeewul njaaxaan njaay parce que lan ñun ànd na pouvoir bi parce que ñun pouvoir bi muy def ñun bokk ci ñun gëmuñu ko ngeen bëgg ñoo jël def ay terroriste dina menacé nangam bëgg na fi génn fi booy dox ñu lay topp di la menacé nangam te fu ne lan dem dénoncé ko kenn lijjantiwul danoo sonn il faut que ñu wax ko sénégalais jël en témoin sénégalais yëpp jël suñu bopp jébbal ko sénégalais yi ndax danoo sonn ëllëg ku ñu nar a def yenn yi jébbal suñu bopp sénégalais ndax danoo sonn risque yi nag yi ñu ciy teg mooy li dal Pape Abdoulaye bi li ci gën a tuuti si Pape Abdoulaye mooy dàq bi ñu ko dàq université mun na dox sax këram ñu jàpp ko dóor ko mu bëgg a dee net yi mënoon koo kar keneen noonu ci leen dëkk chaque jour mais lu mu bëggati man dañuy toog ba mu yàgg man da ngay toog ba mu yàgg sax yow doo bëgg ci dara Sénégal génn dëkk bi rek ngay bëgg ci àdduna mais du la ko may fii lan la bëgg a teg xoolal def la jaam doo wax doo buur doo danu doo am xalaat doo nangam da ngay ànd ak ñoom muut maa mot wala ci kaso bi xanaa booy def yéen sax bi yàgg nga war ko mën a rus lu fi Cissé Lo wax est-ce que Cissé Lo man dafa ma ëpp tey ji alamu tey yàlla rek man Macky mu doon tax muy renteel boppam tey Macky jël na ko teg na le mu nekk ci ay jafe-jafe xaw feebar yàlla na ko yàlla yëkkati ak jàmm ak salaam lu tax ñu yëkkati ko parce que dëgg bu mu leen commencé woon a wax dëgg boobu moo tax tey lii am man su mu taxaa laa jël dénk suma bopp ak kilifa diine yi di leen wax ne leen waa ji mosu leen a jox cër ndax ñàkk jox cër mooy tax waraloon ne gis nga bi nga xamante ni événement yi am na
événement bi nga xam ne parce que man le 8 la ma ñëpp xam ne leen ma jàpp sëñ Mountakha ñaan gaa yi ba moom dafa ëlbati ko ci suuf di jàpp gaa yi te barke Serigne Touba Mbacké sëñ Mountakha mi nu ñaanoon moo taxoon ñu déggal ko moom sax ñaanuñu dañ la ko déggal ñu def ñuy jëf loolu nga xam te ni déggaloon nañu ko ñu ëlbati ko ci suuf di ñu jàppaat te pourtant de bu doon ñeneen koo ko ñaan duñ ko ñaan sax dañ koy forcer ñoom Macron dañ koy def ay sénégalais yi taxaw di casse seeni droit ne lii àndu ci ñu duñu fi defee bëgg a comploter sénégalais def leen neex tas seeni kër tëj leen xañ leen lu ne dafa doy ça suffit dem bu ngeen comprendre ñun ragalul leen cër bu ñu seq yéen da leen ko jox mais da ngeen ñu rendre cër bu ngeen ñu rendre cër nag ñu jàkkaarloog yéen léegi nag lu leen neex nag def loo leen seeni service yëpp man moom sonn naa ci topp ngeen may topp sonn naa ci trop topp leen ça suffit dafa doy ça suffit menacé yooyu yëpp ça suffit dafa doy ça suffit Sénégal ñoo ko bokk kenn ku ne benn kër nga fi am benn parcelle loo mën a bëri kër benn kër ngay tëdd ñun ñëpp dañ ci am wàll su ngeen bëggee ñu ngeen enquêté dem leen ngeen enquêté si c'est loolu mu waxoon ngeen laaj ko kan ak kan moo yor fii nii jaaykat ñu bon yi moom di leen wax lu mel ni midi convoqué leen ko allez vas-y ay ñi fi nekkoon taxaw ne xam nañ terroriste fi dugg allez les convoqué loolu gën a importance foofu ke ngeen di jàpp ay manifestants di leen toroxal comploteurs yi nga xam te ni moo tax tey ba lii am tey ba 14 nangam jeunes dee ci kenn woowu leen barke est-ce que yéen gis ngeen ne yoon la tey ñu jël jeunes yi tey di leen jël di leen def nii jël ñooñu bale ñu nekk en liberté parce que tout simplement am na nijaay wala nangam wala bokk nañ fa nga xam te ni mooy leen moom mooy parti au pouvoir est-ce que c'est normal moo tax jeune bu ci bokk parti au pouvoir ak fa mën di bokk bàyyi lii mu jàll ëllëg bu lay dal barke yàlla xolal ironie di sor karma ak am donc ba di leen wax ne leen su ñu gisee tey ñoom ñu bëgg a jël contrôle réseaux sociaux yi bëgg a def autre prétexte bi nga xam ne dañu ko intérêt nemmeeku tur yi mooy dañuy bañ sénégalais yi wax ak ñi nga xamante ni dañuy bañ sénégalais yi ñun ñu wax ak sénégalais yi dañuy bañ ñu conscientiser sénégalais yi gis nga Sénégal bu baaxee du ma ci ëppale kenn du ma ci ëppale mais gis nga dafa am fu mu toll fu nga xamante ni il faut que am ay nit yu wax Cheikh Anta Diop kenn gënu ko woon a gore su ko neexoon toog lu ko neex mu am il s'est sacrifié Mamadou Dia alamu yàquñu ay bëtam tëj ko ñaata at lu ëpp lu mu tëdd moo ëpp sëñ Nelson Mandela lu mu tëdd lan la def lan faux billets yi nga xamante ni jàpp nañ ko ana borom faux billets yi mu ngi taxawaalu fu ko neex dem bay demandé day poser candidature am menacé économie xoolal benn organisation économique yëpp mu menacé seen économie te ay faux billets fan la mujjee dama leen laaj est-ce que ñun ñi ñoo yeyoo téye wala ñee ñoo yeyoo téye est-ce que ñun ñoo yeyoo dàq wala ñee ñoo yeyoo dàq ba tax fu nu liggéey ñu dàq lu nu yaakaar du nu ko jox fu nu dem war a réclamer suñu droit ñu ko fi waxee bu ne nii xiif xaf ñu nangam dafa doy ñëpp lañ jox cër waaye yéen joxu leen ñu cër ñun da ngeen ñuy bàyyi ñu am suñu liberté wax suñu xalaat ci dëkk bi ba mu neex yéen bu ngeen bëggee def si ngeen bëggee def seen tournée économique ñun dañ leen a ba ngeen def seen tournée économique Sénégal yi nga xam ne d'accordul génn seen sagali rouge parce que yaay président dañ lay wan ne ñoom d'accordul am nañ ci droit waaw wala déet mais yow mais keneen bu bëggee def nga ne ko doo def mu ne am naa ci droit comme damay def nga année li ko dóor mu défendre boppam nga ne ko yaa défendre sa bopp yaa tax fii yàqu yaa tax lii yàqu wala yàlla nga am seet leen ngeen di def bés day ñëw ngeen jóge fi mais nag da ngeen di sous-estimer à chaque fois seen erreur bu gën a flagrant mooy dañuy ànd ak yéen ngeen sol seen xale yére rafet ñu dem jënd fëgg jaay ne pat toog leen xool vous n'avez encore rien compris ndax comprendre moom mooy lan yéen vous êtes là plaisir moo leen ñor seen da ngeen jéem a protéger seen plaisir ñu on est là pour intérêt général yàlla moo nuy faral te yàlla boobu dinu faral mooy tax ëllëg lu leen def su morom day seetaan tamit parce que da ngeen xoolal li ngeen ji ëllëg garab gi bu meññee du fruit yi nga xam te ne moom ngeen xoolal li ngeen fi ji fruit yooyu lay meññee te da ngeen koy lekk ba mu jeex tàkk donc ñun kon dafa jot ñi nga xam te ñoo war a wax mooy kilifa diine yi wax ñun am nañ droit wax ci suñu xalaat réseaux sociaux yi nga xam ne dañ ko bëgg contrôler pour quelle raison ñun dañ ci kon ne wax ak loi bu ngeen mën di andi
dañuy génn suñu gisee lu naqari Sénégal dénoncé ko parce que pour vous dire waxoon naa ko sama live passé gars yi durant bu ma jàppee du média ñoo ñu andil dëgg bi durant bu ma jàppee ñaata média ñoo fi taxaw ne conférence de presse di laaj xaalis topp ma génn yenn média yi daw kaay ñu invité la nangam lijjantiwuma leen sax du ma ne dama fa taxaw de waaye am ñoo xam te ni bu ma invité xalaatuma fa dem parce que ñu may entreprise leen kenn bañalu leen ko dañuy fay ko seen xaalis raison boobu moo tax mooy ku leen mën di fay xaalis loo bëgg ñu waneel la ko ñu waneel la ko te ñun nekkuñ ci yooyu ñun newuñu ci loolu donc ñoom ku neex jënd leen ku neex jënd média kon réseaux sociaux yi exactement moo ñu jox à temps réel li nga xam te ni xam ne Sénégal dañ war koo xam bu doon doon réseaux sociaux yi sensibilisation xoolal violence faite ci genre bi waroon na am fi nga xam te ni moom mooy lycée bi nga xam te ni moom mooy lycée Babacar Sy day am par force mais réseau magistrat sur réseaux sociaux yi moo tax xamal ne booy lii ñu fi bëgg a def defewul ànd ak diine ak tarixa dëkk bi da ngeen ci waroon a féliciter takkal ñu ay médailles da ngeen ñu waroon a féliciter takkal ñu ay médailles direction genre léegi am na Sénégal leneen am na fi leneen am na fi leneen am na fi tellement da ngeen a intimider sama famille tellement da ngeen a intimider samay xarit tellement que finalement sax ñoom dañoo commencé sadik te ñun ragalul loolu léegi mbir mi xam nga lan la mooy dañoo am droit wax kaasu na ci dëkk bi parce que saa waay lu mu laajoon jox na ko ba ma sëkk moom moo deful lu mu waxoon lu mu promettre woon la deful ne duñ ko wax dañ ko fi wax ba sagar xeeñ terre bi mu ngay poussière BRT bi mu ngay nangam boo leen boole ñoom ñaar ay 55 kilomètres lay man maximum ñu def ci ñaata milliards benn 1800 benn 300 mooy plus de 2000 milliards ak yeneen bis yu ñu jënd boole ko ci nga xamante ni Dakar dem dikk mos na def bénéfice boo ko ci boole total bi day dem ba ay 3000 et quelques milliards ci lan transport entre Dakar kese Thiès bokkul Diourbel bokkul Kaolack bokkul seen transport kese Diourbel fi lu mu ci am biche matul 20 biche léegi ñu bëgg nañu duñ ko wax moo du yoon léegi ba tax na ñoom tey lii ñuy def ni yëpp mooy fexe ba ñun ñu sàkk ñu pexe waaye ku ànd ak ñoom tey ji bu ma àndoon ak ñoom lu ma neex wax lu ma neex laa ko waxee fu ma neex laa ko waxee bu ma neexee sa am phobie kenn du ma tëj kenn du ma woo saa su ma neex la ma koy defa te du mujj fenn looloo mbir mi di wax na ne complot bii nga xam te ni ñoom ñu koy nar a def jëmale ko ci ñun activistes yi jëmale ko ci Sonko ak ñeneen gars yi buñ ko accepté parce que complot bi ña koy def duñ ay sénégalais ay étranger lan ñoo bëgg a teg lan ani fii ay tuuxi doona ñoo après bëgg a jël teg loxo suñuy ressource moo tax may leen alhamdulilah gis nga neex wax naqari wax Sonko wallahi lu nga wax Sénégal war a wax Sénégal yëpp wax nga leen ko li ngeen war a leen conscientise yëpp def nga ko li ngeen waroon a yee yëpp def nga ko barke alxuraanu karim li nga teg nii wax ko waxati ko te ñu am na information ñoom woon ko wax par rapport suñu position barke alxuraan on vous dit bravo parce que deselootoo Sénégalais yi dara lépp loolu waroon wax nga leen ko au contraire Sénégalais ñoo am droit ak respect maintenant protégé la bu dul dara sax yee bi ngay yee askan wi ak xamal leen seen bopp gëm leen seen bopp ci fan wu ne li koy wane keroog ba ñuy xeex li nga xam te ni mooy góor jigéen mel ni yow yaa fa teew moo tax di nga gis lu ne di nga dégg lu ne na def lu ne ñun ñi lu ne lan ñu ko def mais tant que ñu ngi dund yor suñu bakkan bii projet bi dañ koy défendre te projet boobu ñuy défendre billaay wallaay yàlla moo tax ñu koy défendre pour Sénégalais yëpp moo tax ñu koy défendre nawet baa ngi ñëw lu ñu waxoon ñaata milliards lan waxoon ne def nañ ko ci nawet bi danañ xool fépp ay inondé gars yi séquence bi coupé leen ko ngeen wax Sénégalais yi fépp ay inondé ñaanu lu ma ko Sénégalais waaye parce que xaalis bi fa ma waroon dem def ñu ko fa dañu waroon liggéeyuñ ko allez voir Kër Massar commencé na feneen commencé na gis nga tey ji surpasse lu fi xew moom mooy lan moom mooy tey ji lu mu war a wax yëpp Sonko wax na ko alerté na Sénégalais yi jaaram dafa wàcc man bu doon maay moom sax xoolal dama naa ko tëddal nelaw li nga war a def yëpp def nga ko li nga war a wax yëpp wax nga ko Pape Alé Niang Xalaat TV yéen ñëpp activistes yi li ngeen waroon def yëpp def ngeen ko sacrifié ngeen seen life yëpp ngir Sénégal ay Guy Marius Sagna ay Abdou Karim lu ne yéen a ngi koy dégg xas bu ne yéen a ngi koy dégg loolu ngeen koy def tëj ci kaso bi maltraité mu mënee jàpp dóor maltraité lu ne daj ngeen ko ci àdduna lu ne defal ngeen ko Sénégalais billaay wallaay wa taala ñoo waroon taxaw fay leen ñoo waroon taxaw am ci yéen reconnaissance
fay leen teg leen fu leen kenn teg nag ba pare protéger leen parce que ay valeurs sûres ngeen vous êtes là alerté yéen ngi fi di yee di alerter sénégalais yi di leen wax def leen lii xew na 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 man de personnellement yéen ñëpp dama leen di gàcce ngaalamal kii nag mën naa am idée bii kii am idée bii kii am xalaat bi kii am xalaat mais tant que yéen a ngi alerter sénégalais yi tant que yéen a ngi taxaw ki nga xam te ni moom mooy amul lu mu jëndee kilo ceeb tant que yéen a ngi taxaw ki nga xam ne amul lu mu jëndee paracétamol da koy ñaani tant que yéen ngi taxaw xam dafa ndóol ba nga xam ne mujj xaar ay bourse sécurité juróomi junni pour mën a jënd ab ceeb man je vous dis merci ak fu ngeen mën di nekk ak lu ngeen mën di gëm donc merci à vous loolu lay wax léegi nag ñun tooñuñu xeexuñu xulawuñ danoo toog jàpp suñu ñam bu ñu gisee lu neex di ci dëkk wax ko nga ne nu ko fi waxee loolu moom mënul am moo tax may woo ñëpp muy MDD ak ñoom ñëpp ngir yàlla activiste yi ak ku mën di doon dajaloo leen ñu doon benn dajaloo leen ñu doon benn say bul mës a accepté ñu téye ñu leen neex ñu def saa yu mu neex ñu defay nu ko dafa yomb Bougazelli ngi dox soxla am keneen noonu ñi complété woon ci affaire bii ba ay nit ñi ngi dox seen soxla keneen noonu ñu fi détourné woon xaalis ñu ngi dox seen oo ngi ni Dakar ñu ngi bëgg a deeg mar boo demee ci àll bi xaw ma ak waa teg xaw ma je ne sais pas quoi mu ngi bëgg a rey waa àll bi ci manqué ndox ñu ngi bëgg a ñibbi yomal xayam donc dafa jot que sénégalais yi taxaw ñu takku ne benn say mais bu leen neexee lu leen neex leen def léegi bu ñu demee ba nga xamante ni moom mooy électorat yi Sénégal choisir lu leen neex am nañ ci droit ñu choisir lu leen neex loolu ñoom la concerné mais nag taxaw ne sénégalais bi doo am lu naqari wax ko man su ma amee lu ma naqari dama koy wax sañ naa ko loolu warul tax ngeen may jéem a fexeel loolu warul tax ngeen may jéem a nangam te Pape Abdoulaye billaay wallaay gardel fois yàlla mu ngi fi rayoon na Lumumba ñaata Lumumba ñoo fi nekk tey sàkkal nañ pexe sax Anta Diop ñaata Cheikh Anta Diop moo fi ne tey tëjoon nañ Mamadou Dia ñaata Mamadou Dia ñoo libre tey ils n'ont encore rien compris belees lu des ci àddunaam ku ko ñaanal da nga ko ñaanal yàlla dem sawara parce que li mu def Thomas Sankara moo tax jëfam nañ ko yàlla di fay te bul sonn enfer mooy këram enfer mooy doon këram bul sonn parce que dafa rey espoir continent entier donc raison pour laquelle tey ñu war a défendre Ousmane Sonko protéger ko moo tax ma ne waa diaspora yéen ñëpp lu waay mënti nemmeeku tur bi lépp lu ngeen mën pour ñu mën a protéger ñun suñu bopp protéger suñu projet de ko porté mo Ousmane Sonko protéger lépp ñu activistes yi man bokk bu ma ci bu leen neexee mais xoolal protéger leen gars yi ngir yàlla ak yonent bi il faut les protéger am ñi nga xam ne ni man ak ñoom xamantewul am na ñu ma xamanteel mais ñi ma xamante ne gars yi protéger leen ñëpp ngir yàlla ak yonent bi soxla nañ ko leen protéger ñooñu léegi nag li ci des xam nga lan la mooy jël suñu xaalis bii lu mës a am Sénégal parti politique ba nga xam ne yéen sénégalais yi kaa la ngeen financé ma ñu ñuy jël suñu xaalis bii def ca parce que leen proposé nañu programme bu leer proposé nañu programme ba nga xam ne moom mooy demloo Afrique ci kanam ñu ñëpp ñu ànd ca kii nee na s'il te plaît prends-moi anetin waaw ok jël naa la léegi dama wax Pape Abdoulaye mu ñël lii day jeex di wax yeneen gaa yëpp mu ñël lii day jeex te ngir yàlla ak yonent bi na ñëpp jàpp ci ñu dem ci sénégalais yëpp waxtaan ak ñoom ci li xew ci dëkk bi te dara xew ci dëkk bi pour yee sénégalais yi nga xam te ni kenn dootu mën cee sàccati toog 2 jours 3 jours ñu ne la am nga capitalu 20 milliards comme Mburoog Sow dafa yomb torop pendant ce temps ay médecins mi ngi fii kenn mënu leen a intégré ay enseignants mi ngi fii kenn mënu leen a fay seen xaalis ay ASP ngi ñu tegeen ci ay contrat yu bon naan dañuy recruter stagiaires yi yéen dem na ngeen nekk ko wala ngeen def ko seeni doom booy dañoo am jom ñemee liggéey gëm seen bopp nemmee ko tur nag gars yi même man lu ma mën di def dama leen koy ñaan ngir yàlla loolu laa leen di ñaan ngir yàlla nemmee ko tur bi na am da ngeen def seen nemmee ko tur wax ak sénégalais yi porte à porte pied par pied ku la woote la ku la bëgg ku la bañ ñëpp ngeen wax ak ñoom ne xew ci Sénégal ba ñëpp nekk au courant après ku nekk jël ses responsabilités ëllëg te ngeen protéger gars yi di wax ne rek Macky wallaahi ñi ngay tëj du solution ñun ñu ngay toroxal du solution
seede yàlla gars yi ñu ngi noddu xam naa dama ñëw julli ji di leen sant di leen gërëm maa ngi tudd wér nag ndax maa ngi wax ci kaw nodd bi yàlla leen yàlla fay ñu ngi jéggalu di leen wax nag suñu sécurité teg nañ ko ci loxo sénégalais yi ak suñu liberté